foofu na ma bàyyi la nga faram fàcce ko nu mu gën a gaawee rek ñu dem. ok kon tey may tam. waaw dama bëgg mu gaaw. d'abord vilipender Macky Sall. baax na léegi d'abord vilipender Macky Sall ci lu jëm ci li nga xam ne moom moo fi am mu di ay manifestation ay nit ñàkk ci seeni bakkan ñenn ñi amee ci ay gaañu gaañu. man de gisuma njëriñ bi pourquoi parce que ñaata yoon nañu dem ci ay juridiction yoo xam ne sous régional ay juridiction yu mag ne dañu fay kalaame ji Macky Sall awma ci benn boo xamante ne nii mën nañ jàpp ne am na njëriñ par rapport ak li nga xam ne moom mooy les résultats escomptés lan mooy li nga xamante ne nii moo tax ñu yóbbu Macky Sall ci juridiction yooyu wala ci bànqaas yu mag a mag yooyu parce que ŋàbbin la parce que doxalin la parce que ci jëfin la mais est-ce que tey am na décision bu ci génn Khalifa Sall mi ngi fi Karim Wade mi ngi fi ñeneen ak ñeneen ñi ngi fi ci doxalin ak yooyu est-ce que tey soppi na dara ci yëf yi je ne crois pas man li ma gëm et ça je l'ai dit hier et je le répète encore mu di ne yëf yi lu koy régler te Lamine Thiam bu parti démocratique sénégalais nekk ci coalition Wallu wax na ko mu di ne nit ñi waruñu génne seen xel ci jàpp ne lii régler wàllum mbirum président mbirum régime mooy dem ca urne ya dem voter ji contre loolu mooy liggéey bi nga xam ne moom la opposition bi war a liggéey aller à la rencontre des populations wax leen xamal leen seen programme lu tax ñu bëgg tey ay rupture lu tax ñu bëgg tey ay coppite am ci li nga xamante ne nii moo jëm ci doxalinu réew mi mais pas quand même ay manifestations yoo xamante ne nii pratiquement du changer grand chose nit ñi dañ ci ñàkk seen bakkan est-ce que dañoo war a continuer di def ay manifestations pour nit ñi di ci ñàkk seen bakkan pour koo xamante ne kii au-delà d'avoir caution wu tey français Macky Sall bu demee Russie lu leer ba leer c'est peut-être problème lié à l'alimentation yóbbu na ko fa mais doxalinu politique u Sénégal tam yóbbu na ko fa donc jéem a am caution waa Russie day am solo ci moom parce que jàpp na ne la xew ca Mali xew ca gën a Conakry lu ko mën a yëngal bu weesoo loolu lu dul waa Russie la par rapport ak doole gu ñu am donc kooku mënul laal pexe yooyu armé wu lourdement nga ne tout le temps da ngay bëgg di jàmmaarloog moom li ñu war a def mooy liggéey rencontrer les populations wax ak ñoom wax leen pourquoi ñu bëgg fi jëlee régime bii nii beneen bi li nga xam ne moo jëm ci wàllum tabaski beeg ñoom seen c'est vrai que ñun ñii tey jii ñëpp amul kenn koo xam te ni xelam dal na parce que la nga xam ne moo xew fële ca Mali la fa doon jóge ci ay xar na mu bëree li nga xam ne moo xew ci li nga xam ne moom mooy sous-région bi tey tax na ne lu ci bëri lu jëm ci suñu wàllum dundin dafa poser problème donc tey je crois ministre bi nga xam ne moo gàllu lépp lu jëm ci wàllum élevage war na mën a lal pexe yi nga xam te ne nii tey bépp góorgóorlu bu mu mënti doon di nga mën a am xar ci li nga xam te ne nii moom mooy sa tolluwaay njëkk mais li nga xam te ne nii nag moo jëm ci concert de kii li nga xam ne moom mooy xaar nit ñi ci boo defee li nga xam ne moom mooy tapage nocturne justement parce que loolu moom mooy infraction bi man li ma la wax ba léegi gëw ma ay tëggum bool wéy buñ ko defee xaj na dina tojal nit keeg yooyu croyance yooyu par rapport ak 21e siècle gii ñu nekk loolu dépassé nañ ko liggéey wane un bon projet de société wane ne exemple nga par rapport ak li nga xam te ne nii moom mooy xemmemteef nekk président de la République. Oui, je ne reviendrai pas sur les propos de Fofana parce que ci lu jëm par exemple ci dernier aspect bi mu jël je pense c'est important jot na ñu dem xool également proposer un projet de société en même temps bu leen neexee def seeni manifestation wala continuer seeni manifestation non j'ai dit que seeni projet yi ñu am projet de société ak lu jëm ci assemblée nationale lu jëm ci législature bi ñu jëm ak liñ ci war a soppi liñ ko war a defaree liñ ko war a moolaate yu ni mel loolu tamit war na bokk ci la ñu war a wax askan wi ndax quel que soit alpha ñu mën a teel préparer wu ci élection yu ñu jëm bu fekkee ni les élections se tiendront à date donc ils peuvent en même temps à côté
tenir leur manifestation ak yu mel noonu parce que c'est quand même loolu ñoom seen option boobu lu ñu jël je pense que c'est important de le souligner mais moi sur le titre de la tribune qui revient sur Macky Sall mi nga xam ne dañ ko traîner devant les juridictions internationales notamment au commissariat des Nations Unies yu droits de l'homme c'est juste un retour de bâton. Il l'a fait en 2012 quand en 2011 juin 2011 il y a eu je pense 5 morts ci jamonoy Abdoulaye Wade ndax mbirum troisième candidature troisième mandat moom ci boppam moom Macky Sall il a envoyé une correspondance justement à cette même juridiction internationale pour signifier ko daal ni fi ñu toll nii suñu réew mi li fi am faw ñu saytu ko donc artu nag moo gën nga ne xamoon naa ko Arthur nag la ku mel ni Seybani Sougou def est-ce que les autres n'auraient pas quand je dis les autres est-ce que l'opposition n'aurait pas pu également le faire yónnee benn bataaxal pour artu ñi nga xam ne ñoom ñooy Nations Unies ni Sénégal attention am na lu fi xew am na lu fi waaj a xew parce que ñoom jàpp nañu ni am na yeneen i mbir yoo xam ne ñu ngi ko fi waaj a def c'est un signal je le répète il y a un signal que le parti au pouvoir la coalition au pouvoir doit décrypter et surtout le président Macky Sall parce que malheureusement c'est le constat que moi je fais et peut-être beaucoup de personnes j'ai l'impression que Macky Sall est esselé dans ce combat-là qu'il est en train de. Le début de la fin. C'est une bonne interrogation. ñi nga xamante ni ci politique bi la ñu. xamul également chef religieux yi ak manifestation. Tout le monde parle de manière audible ou non. maanaam bu ñu dégg ak bu ñu déggul xam nga quand on parle des chefs religieux des dignitaires religieux am na ñuy wax waaye seen wax peut-être àggul ci ñun ñi ci presse bi wala ci ñeneen ndax ña ngay wax ak ñoo ñu war a waxal directement mais est-ce le début de la fin c'est une interrogation mais li xewoon 2011 2012 moom la ñu gis muy xewaat jamono ji ñu toll nii mais surtout dafa am une nouvelle donne j'ai suivi hier une conférence de presse celle du mouvement Y'en a marre qui annonce que si cela continue dañuy greffé wu ci mouvement bi nga xam ne moom mooy jamono ji genre mouvement populaire nuñ ko mën a woowee ak Yewwi Askan Wi nga xam ne moom mooy nekk fer de lance attention si des mouvements dits apolitiques entre guillemets entrent dans la danse en face il faudrait vraiment faire attention mais surtout pour le bien-être des populations ñu moytu yenn yi. Hadj Mansour mën nga ñëw fekk si plateau bi defe naa Mame Mbaye Ndiaye xanaa ñu wéyandi rek ak revue des titres yi xam leen ni 7 heures moo jot passé de 51 minutes ba nga nuyoo sa mbokk mool yi ba pare et tout ça là vite fait. bi ci réew mi ndax nag njëkk traay sax léegi luxe la maanaam yaaboy bi loolu léegi ñëpp ràññee nañu ko constat boobu def nañu ko yaa si dama bëgg nga abal ma yéen kaay des médias bi tribune def naa en attendant parce que defe naa yoruñu ko tey jii damay bañ a taxaw si seen plateau bi waaw damay bañ ko ba CNG tegal ma noonu sans faute damay bañ ko ma CNG bu ma ci taxawee moom mooy loolu travail bu ngoog dañu koy door wax yéen kaay groupe des médias je pense que gars yi jox nañ ma ko fii kon jëlaatal sa yëf am delloo ko ñu koy door wax yéen kaay groupe des médias tribune dafa ñëw ci président Macky Sall ba nga xam ne dañu ko yóbbu ci haut commissariat ba nga xam ne nii bu Nations Unies bootaayu xeet yi foofu la ñu ko clamé ndax nag dañoo nemmeeku ne ay manifestation dañu ko fay woote fii ci réew mi mu daal di koy tere noonu loolee delte ginnaaw wàllum démocratie la fii ci réewum Sénégal donc nag ñoom ci boppam fas keneen ñu ko yóbbu ci haut commissariat bu Nations Unies ak droit de l'homme yéenekaay bi ba tey di tribune dafa ñëw ci li nga xam ne moom mooy concert de casserole gi taaxuraan national ga ñu woote wala tojal national gi ñu woote du sama ñu bëri noonu la ñu ko jàppee dëpp mbool gi ngoyaan national gi jàppale ne nag fu mu nekk nii les auteurs ou complices de bruit nee nañu nag tapage dañu koy tere maître Bamba Cissé gis nañu ko dikkaat na ci article ban la ci bu 88 xam nga lu mu tudd noonu nee nañu nag dañuy bañ tapage nocturne maanaam ku tànqal askan wi ay daan mën na cee am 20 000 ba ci benn weeru kaso waaye nag
taaxuraan national gi jàppale ne kon nee nañu tey ji lañu ko fës kee amal yéenekaay bi dikk na ci keneen ku dikk ci yéenekaay groupe des médias muy Maïmouna Sissoko bu mouvement national des étudiants des enseignants républicains ñoom nag tontu nañu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ca diwaanu Casamance bët saalumu réew mi nee nañu xamuñu kan moo war a tëgg bool waaye nag waa Casamance waruñu see bokk ndax nag président Macky Sall daf leen beral loxo bëri na fi ay ministre ay ñu nga xam ne ay ndombal tànk la ñu yor ci gouvernement bi nga xam ne bari nañu lool ci diwaanu Casamance kon nag tey jii ñoom ci boppam dañu war a mën a dalal ki nga xam ne wala sax dara jaal ki nga xam ne mooy président Macky Sall waaye nag waruñu ko tëggal ay bool fekk si taaxuraan national gi ñoom nee nañu seen yoon nekku si moom Maïmouna bu mouvement national des enseignants républicains noonu la tonto Ousmane Sonko delloo naka ay boolam ak ay indéem ak ay li nga xam ne moom mooy ay poolam ñoom tëgguñu noonu nee nañu ñoom mouvement national des enseignants républicains tabaski 2022 njëgum xar yi fu mu nekk nii nag tiitaange la ci góorgóorlu yi sama saar gi nga xam ne ay góorgóorlu lañu donc fu mu nekk nii ñoo xam ne ñaari xar moo leen war ñetti xar xam nga ne foofa na lu mat juróomi xar war na ko génne Yacine ñaata xar nga war a génne lu mu gàtt gàtt ñaar Birahim Touré ñaata xar yow ñeent waaw man war naa génne ñett yu nga xam ne nii ay xar lañu ko war a génne waa régi nag waxi noppi ay waxuma nag ay sax poobar waxuma ay xari kurkur waxuma yenn xar yi donc xar yi baax waxuma ay baali xam nga donc xar yi nag dafa tiital fu mu nekk góorgóorlu yi ndax njëkk yi wax dëgg neex yàlla cher na torop ku am tàpp sa jëlal waaw parce que am na xar yoo xam ne nii tamit ku ci am bu si nit mën a am na jël donc est-ce que tabaski na tabaski na kay tàpp tabaski na te tàpp dafay am doole dina njool day am doole donc ku am tàpp mën nga jël njëkki daal cher na fu mu nekk nii ñoom nag aliment bétail bi la ñu wax ne moo tax njëkk yi cher fu mu nekk góorgóorlu yi bu ñu tëddee nelawatuñu ba yandoor ñu ñëw ci critique yéenekaay dafa ñëw ci verdict bi nga xam ne moom la ñëpp di xaar tey jii en attendant muy bu Déthié Fall ak nag l'honorable député Mame Diarra Fam sunu yaay jooju nga xam ne fajar gu jot dafay nekk au rendez-vous xam naa fa mu nekk na sax mu ngi ñuy seetaan wax fa dëgg neex yàlla l'honorable député Mame Diarra Fam gaawal génne ndax sénégalais yi ñoom ñoo la bëgg alors critique yéenekaay yi daf si ñëw verdict au risque la ko tuddee waaye nag mandataire national bu Yewwi Askan Wi dafa yëkkati ay kàddu ci yéenekaay bi waaye Jatara ak ña mu àndal ñoom it nee na ñu faw nag loi bi ñu daal di koy appliquer ba mu sa Cheikh Bamba Dièye nee na nous avons rompu avec l'esprit consensuel de 92 yéenekaay bi critique dafa ñëw ci Guy Marius Sagna ma nga xam ne ma nga ca mag bu Ziguinchor fa la ñu ko tëral en attendant di xaar Yewwi lâche la donc la bête donc mooy taaxuraan national gi ñu woote wala sax tëggum bool national gi wala tojal national gi nga xam ne moom la ñu woote ndax nee nañu président Macky Sall la ñu bëgg tojal donc yéenekaay bi dikk na ci yéenekaay bi également ñëw na ci kàddu ya nga xam ne laas fa la gën a fësee ak nag Aminata Tall nekkoon fi conseil économique social et environnemental moo ko jiite woon waaye nag moom kàddu yo mu yëkkati woon doon joxoñ baaraam président Macky Sall fës kee ne takk ndiggam defanteex moom am na ñeneen ñu takk seen digg fës kee ne defanteex moom di ay jeeg ni ay moroomam kooku bokk na ca Mariam Badiane nee na nag am na taal bi yeboo nag wax fa dëgg neex yàlla yemal ci kuddi ñu roof la ci gayat li ñu xam ñu nit bari na boo waxee it ñun mën nañu wax donc nag il faut savoir raison garder loolu nag moom la Mariam Badiane wax waaye les femmes cadres de l'APR nee nañu chantage bi ngay def nii du dox am na taal bu fekkee fu mu nekk nii la nga doon dund te mu neex moom nga namm dañu waxante dëgg rek jaare ko feneen waaye nag sa chantage bi bu yeboo nga xam ne du fi dem tapage nocturne ak pollution sonore bi nga xam ne moom la ñu doon wax sànq nii maître Bamba Cissé dikkaat na ci infraction pénale ba nga xam ne moo ci mën a fekk ña koy woote gannaaw la jàppale ne l'exclusif dafa ñëw ci attaque contre le président Macky Sall Aminata Tall nag gannaaw ba mu lancé ay missilam moom it jot na ay roquettes donc boo sànnee kurpeñ jotaat na yeneen kurpeñ le député du peuple ci loo ne yëre bi nga sol nii tarkaal ku jaw lii bii ku ko ñaw Babacar Babacar def na lu rafet waaye bii moom après dama koy abal ma tabaskee ko rek. bii moom tabaski. ni muy dugg seeg bonde bi bonde bi 100 milliards. yëfi saa sumaan. yëfi gu nekk 18 ans. kër song yëfi gu nekk kër song. ziar na baax waay. ñu ngi lay ziare laaj. ñu ngi ziar maam. alors l'exclusif dafa ñëw ci Cheikh Tidiane Ba ma nga xam ne fu mu nekk nii académie digitale le promettre ndawi Médina
ñu jàll ci li nga xam ne rek moo di l'évidence dafa ñëw commencé ko compte jouer sur les nerfs de Macky Sall moo nag tëggu bool bi nga xam ne li ñu si jublu moo di tànqal président Macky Sall daal di koy tojal nag l'évidence foofu la génne dikk na ci également femmes yu Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne nee nañu bu kenn tànqal nit ñi ci guddi gi nañu may nit ñi jàmm yéene kaay boobu foofu la génne ñu jàll ci les germes de scission enquête ci coalition wàllu gis nañu kon nag dafa mel ni xeex bi ñaari xeex la wala ñaari façon la ñu koy xeexee déggoo ñu si ay kàddu waa wàllu ñoom dañoo gis ne nag xeex bi wax fa dëgg neex yàlla booloo ko ca waroon am xàccindoo dóorandoo gi kenn gisagu ko ci ba noppi Mamadou Lamine Thiam mandataire national bu wàllu nee na nag am réew kenn du ko foxatee noonu nenn rek la ñu mën a soppeeka nekkoon ci kaw maanaam dem élection ak carte électeurs yi benn arme moo valable mu di carte électeurs yi kon nag nañu xoolaat bu baax lii nga xam ne moom mooy doxalin gi yéen kaay bi dikk na ci waaye Y'en a marre nag ñu ngi daan xaafu manifestation bu 29 juin bi bu fekkee nag dañu ko tere ñoom nee nañ daañ wàcc ñoom it ci mbedd mi Y'en a marre gëwoon noppi nañu ngir dikkaat Aminata Tall am na renfort bu baax nag ndax ba mu yëkkati ay kàddoom ba am ñu dal ci kawam Mankeur Ndiaye moom dafa fekk si Aminata Tall ne ko wax nga dëgg loo wax rek ci président Macky Sall nii bàyyi nga ci lu bari. du des na. waaw mais loo nee na que loo wax ci président Macky Sall bàyyi nga ci lu bari Direct News ñëw également ci Guy Marius Sagna ba nga xam ne mandat de dépôt la ñu ko jox moom it ñu war koo àtte ci ay bés bi ñu dëgmal donc bés yéene kaay dafa ñëw ci vent de révolte bi nga xam ne dañu ko nemmeeku Aminata Tall tiré na ci président Macky Sall Mankeur Ndiaye daal di koy dikkee renfort mu may nag nee nañu am na ku nekk palais koo xam ne nii kenn identifié gu ko moom mooy yónnee benn lettre anonymat Guy Marius Sagna sous mandat de dépôt alerte yéene kaay dafa ñëw ci Y'en a marre ba nga xam ne ñu ngay dànxaafu nee nañu nag bu fekkee kenn autorisé wul manifestation bi ñoom ci boppam dinañu bokk ci xeex bi kenn du leen ci yóbbaale du ñu ci nekk ay kalaan dañuy ñëw rek bokk ci xeex bi ñu Habib Niang nag ñëw na ci concert bu casserole bi nga xam ne dañu ko Ousmane Sonko moom la wootee taaxuraan national gi wala ngoyaan national gi wala tojal national gi président Ousmane Sonko loolu la woote Habib Niang nee na nag malédiction la ci nawet bi ñu toll ngay tëgg ay bool parce que Ousmane Sonko war naa xam ne malédiction gënut a màgg lu ni mel donc na ci bàyyi xel moom moo ko xamle ñu jeexalee parce que 8h02 mën nañ dem ci Odia dafa ñëw ci pension ba nga xam ne nii Aminata Tall moom moo ubbi kantinam jaay na ba noppi fas yéene nag raxas ay boolam nag moom xam naa mooy bool yi ñu war a tëgg moom nee na du tëgg benn bool dafa mel ni fukki bool ak juróom-ñaar la teg fas yéene koo raxas fas yéene tëgg ci guddi gi 20h waaye nag Aminata Touré mi ngi jàkkaarloog moom nekk nag dëkkab dóor dafay koy tas fii loo fi tëgg ma tëgg lu ko raw yow boo tëggee ay bool ma tëgg leneen kii nee na moom bu tëggee rek moo am na Touré président Macky Sall fatt nay noppam nag ndaxte bëggul ko tànqal ndaamal Kajoor ba nga ca wet ga moom nee na du fekk fu ñu tëggee ay bool teel wan ginnaaw kii di Aminata Tall ndax nag fàtte ne conseil économique social environnemental bi fu mu nekk nii ndaamal Kajoor moo ko téye kon nag Yacine très bien 8h03 waa Sénico nee nañ amal nañu ay xara ñoom Mohamed Dia